bismillah ci xibaar yi dikku njiital réew Macky Sall ci ngoonu tey jii fa li nga xam moo di ca diwaanu Thiès dañ jàpp ne bu ñu deful ndànk ay yëngu-yëngu kon daañu ko ci nemmeeku M2D di mbootaay nga xam ni dafa taxaw ngir aar suñu démocratie bi te nekk foofee ci diwaanu Thiès ñoom ña ngay woo askan wi ngir ñu wàcc ci mbedd mi takk ay sagar yu xonk cur ngir woon kon ni ko Thiès kontaan nañ ci moom ndax feebaru màgget la amee jamono ji fépp foo la rek ma ngay métti Saliou Ndiaye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safiatou Cissé. waaw askanu Thiès dañu war a ñaxtu li tax ñu war a génn ñoom ñëpp protester wane rouge bu fës mooy naqari ak jafe-jafe yi nga xamante ni dafa bëri ci dëkk boo xamante ni tey chemin de fer bi fi nekk moom ba mu falu 2012 dafa ne woon su faloo en mars avril la koy relancer 10 ans après tey ku dem ci raay yi ñu gis ni kat raay yi sax dañu yàqu te chemin de fer boobu mooy le poumon économique de la ville de Thiès tey famille yu bëree bëri ñu ngi jëm ci ay jafe-jafe yu méttee métti parce que raay bi doxatul te fii mooy poumon économique raay bi beneen bi nga xamante ne moo ci topp mooy Thiès dafa doon li ñuy tuddee capitale des industries extractives lépp li nga xamante ne mooy cimenterie fii ci Sénégal daanaka fii ci département de Thiès la nekk tey soo demee zone des Niayes li fa nekk ci ay industrie yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu phosphate bi kenn xamul lu mu toll tey tool ya fa nekkoon nga xamante ni ñu daan gas fukki mètre daa di am ndox te dañuy dem ba 30-40 mètres ñu am ndox beneen bi ci topp li nga xamante ni moo gën a fës nag gën ñëw na xar yi mooy déplacement boo xamante ni da nga ñëw pour daal di inaugurer benn petite école de formation bu tuutee tuuti boo xamante ni préfet rek waroon na ko mën a inaugurer alors que université bu Thiès ñu ngi nii daanaka juróom-ñaari at fan yaa ngi dégg coow yi fi am juróom-ñaari at soo fa demee amphithéâtre yi salle de classe yi dara yeggu ci dara doxu ci donc jafe-jafe yi dafa nekk entier problème de l'emploi bi nekk fii Thiès ñaari activité économique moo fi nekk mooy Jakarta wala marché amul benn entreprise bu fi dox et pour de tout ça ñoom ay autorités yuy fo di caaxaan di woote ay ndënd di woote ay folklore di dépenser ay centaines de millions de francs CFA pour faire du folklore pour accueillir un président de la République wax ñu ne askanu Thiès bu leen nangu loolu génn leen ngeen yor seen brassard rouge ngeen wane ni yéen vous méritez le respect bi nga xamante ne président Moussa Dia jox nga leen ko wax na ko sànq ci bopp xibaar yi mboolem chef de village yi nekkee fële ci commune Diagañaaw ña ngay fesal seen mer jëmale ko ci njiital réew mi Macky Sall diir bu mu nekkee ci bopp réew mi léegi amul dara lu mu fa def Diagañaaw amul ndox amul courant yoon naka noonu am ndaje nag mu yaatu moom la ñu amal di sàkk kon ci njiital réew Macky Sall mu wax leen plan Sénégal émergent bi ñuy dégg ndax Diagañaaw mu da ci amul wàll dañuy dem ci diwaanu Mbour fekk fa Thierno Daf ngir jëlee seen diwaan gi ci jafe-jafe yi mu ne fanweer ak juróom-ñett chef de village yi nekk ci biir Ndiaganiao sol nañu seeni robe avocat muy ci waru ndox wàllu yoon yi mbéy mi muy ci wàllu napp gi fànn boo ci jël fii ci Ndiaganiao gisu ci boppam émergence bu ñuy dégg te Macky Sall président Macky Sall lancé ko àggugul ci ñun ñoom chef de village yi li ñuy ñaawlu moo di jafe-jafe yu bari yu tee seen dëkk bi jëm kanam boo amul yoon boo aw amoo courant boo mën a jëfandikoo amoo ndox moo xam ne mën nga ko naan mu doy fii ci commune Ndiaganiao ñetti dëkk rek wala ñeenti dëkk lañ fi électricité suñu élèves yu mënuñoo jàng tranquillement suñu jigéen ñi mënuñoo liggéey suñu mag yi mënuñoo liggéey ndaw yi mënuñoo liggéey. leneen lu ñoom chef de village yi di ñaawlu moo di ruqeek bi seen diiwaan gi ruqe ba tax yegg fa jafe na torop Sandiara Ndiaganiao Xombol bu ñu sajoon ñu góorgóorlu ko ci délai bu gàtt bu ñu sañoon Taseet Ndiaganiao def nañ ko latrik dugg na Ndiaganiao bu ñu sañoon mu góorgóorlu ko bu ñu sañoon Ndiaganiao Fissel mu taxaw ci fanweer ak juróom-ñett chef de village yi nekk ci tundub Ndiaganiao ñu ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ci diiwaanu Ndiaganiao ci boppam Mbour Thierno Daf Walfadjri. jaajëf Thierno Daf ñu ngi lay sant di la gërëm bu ñu jógee foofu ci Diagañaaw dañuy dem ba fële ca Sàkkal ca Louga ndaw ya fa ne boote ci mouvement bi ñu duppee ànd liggéeyal sunu goxoon te kon ñu taxaw ne seen yéene ak seen bëgg-bëgg mooy jote ci bopp mairie ba loolu kon ñu ngi ko xamle ci benn ndaje mu yaatu mu doon amal ndaje moomee Oumar Kayre moom lañ fa yebaloon. ci élection locale yi ñu jàpp ci janvier 2022 mouvement ànd liggéey suñu gox na ma taxaw temm ngir bokk ci boobule jongante mouvement politique bi dajale ay doomu commune bu Sàkkal ne nag daañu présenté ab candidat ngir nag bëgg a jiite mairie bi. ba mu sosoo ba léegi am ñetti at
gis nañu ni mouvement bi nit ñi ànd nañoo ñun yaatalal ñu ko ba nga xam ne tey 133 villages yi foofa dem mouvement baa nga fa. te firnde bi ci gën a am moo di élection présidentielle yii ñu jàll. def ci résultat yoo nga xam ne yu mucc ayib la. bañ jógee ci loolu nag mission yi ñu am moom mooy jéemal dagaan baatu askan wi pour gérer commune Sakal. ndax xam nañ ne askan wi wóolu nañu leen ci. ngir lawal yokkute ci commune bu Sakal mouvement ànd liggéey suñu gox ne da ko na ma jaare ci yorin wu sell waaye nag boole ci ñépp ki ko xamle di Alassane Diagne nekk porte-parole bés bi. ku ñu fi dénk dara dangaa amee responsabilité nit ñi dañoo war a xam li nga yor nan nga koy doxalee nit ñi dañoo war a participer ci li ngay doxal ba ñu xam ne yow doxal nga ko ci yoon lu dul loolu saytu la da ciy war te loolu mouvement ànd liggéey suñu gox da ko boole ci programme am. def politique neneen tam mooy fexe ba lépp loo nga xam ne mooy tawatu askan wi parce que xam nañu tawatu askan wi wër nañu réew mi ay yooni yoon xam nañu li ñuy jàmbat fexe ba li nga xam ne moom la réew mi di jàmbat ñu fexe ba loolu saafarawu de manière définitive. Alassane Diagne di woo force vive yépp yi nekk ci tund wa ñu booloo dajale seen doole ngir nag am ndam ci élection yooyu ñu jàpp ci 23 janvier 2022 ngir nag commune bu Sakal ñu mën koo jox xar kanam gu bees. Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di lay gërëm dem jàngante bokk moom la ñuy wax ñu desandi ci mouvement taxawu Sénégal ci diwaanu Sud ñoom nee nañu daal taxawu ñoom daal nee nañu noppi nañu ngir lëngoog parti politique yi ba mu des APR ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar ndaje nag mu yaatu mu doon amal occasion la woon ñu daal di àddu ci coppite yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall indi na ko jëmale koon ci sart yi ñuy attewoo lëm ci jublu moo di tas opposition bi tiital leen ba dootuñu yëngu waaye na jàpp ni loolu moom du antu Abdoulaye Cissé moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Lamine Bayo. responsable yëpp ñu nekk ci 43 communes yi de la région dañu décider ni ñu war a demee ñun ni ñu décider mooy élection locale dinañ dem ak parti yëpp sauf APR ak Benno Bokk Yaakaar parce que am na yeneen yi localité par exemple Sédhiou su ma jëlee exemple Sédhiou Abou Diop nee na candidat la Moula Touré nee na candidat la ñoom ñëpp ay waa APR yi la ñuy nekk di def ay pexe pour diviser opposition bi mais opposition na xam ne ñun dañu war a boor ànd dem élection locale parce que mun nañu gagner parce que population da leen wàccu ñu nekk ci nguur gi nii actuellement gouvernement Macky Sall population da leen wàccu ñoom xam nañu loolu bu baax a baax yàggul sax quelques fan yi assemblée nationale dafa voté loi boo xam ne nit mënul manifester nit mënul def dara boo xam ne da ngay mun a won sa lu la naqari mais qu'est-ce qui se passe ils ont quand même député yi dañu voté loi parce que député la boo xam ne ñoom comme ay banta la suñu leen ne yëkkati leen seen loxo ñu la ko yëkkati seen loxo donc boobu mënul dem mënul avancer li ñu soxla mooy peuple sénégalais ñun suñu parti bi chaque responsable yu nekkee ci local nga liggéey boo xam ne dafa am doole de telle sorte que ñu am dans chaque commune représentant ñu dem ci élection ñun dañu kontaan trop ci suñu responsable yu nekk ci sommet bi et ci nekk ci base bi parce que mbooloo am nañu ko gëm-gëm am nañu ko liggéey ñu ngi ci donc dinañu liggéey ba élection locale passée présidentielle bi ñëw Khalifa Sall dina dem palais askan wa dëkk yi fële ci Daaru Rahman wit nekk ci commune Wakhinane Nimzatt xamuñu lu dunditi saf li ko waral nag moo di benn waaye moo fa ubbi ab pàkk mbaam xuux boo xam ne xeet ga fay bàyyi ko maara day taali daa nekk seen xale yëpp feebar nañu gannaaw loolu ñaawlu nañu melokaan seen yoon wi ak ñàkkum kaare nga xam ne moom la ñuy dund ci seen biir gox boobulee Baara Dieng moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. li ñu metti mooy ñu dëkk ci koñ bi dëkk fi ak suñuy jigéen dëkk fi ak suñuy doom nekk fi ak suñuy jarbaat ñu yer fii parc Mbam bi nga xam ne depuis 2017 ñu ngi négocier ak borom nangu ko fi jëlee tey nangu ko fi jëlee ëllëg environnement bi ni nooy mi ngi ñuy andil ay feebar yoo xam ne kenn xamul fu lañ jëmee bu ñu sañoon nag ñu ngi tàllal ñëpp loxo commencé ci monsieur le maire Racine Talla au niveau de préfet Guédiawaye bëgg ku ñu fi dimbali jële fi mbaam xuux yi sonal nañu trop à chaque fois miir bi day daanu di gaañ suñuy doom bëgg nañu ku ñu jàppale ci suñu yoon bi parce que yoon bi gros porteurs yi dañ fiy jaar à chaque fois ñuy toj suñu tuyau bi guddi ak bëccëg di ñu andil yoo nga xamante ni bi parce que ñun ci population bi lañu dëkk lañu bokk Sénégal lañu bokk ci Guédiawaye lañu bokk su fekkee ne bokkuñu ci Guédiawaye tamit ñu wax ñu parce que dañoo bëgg ñu dimbali ñu jox ñu li nga xam ne moom mooy suñu àq ak suñu yelleef insécurité jigéen ñi bu ñuy xëy 6 heures du matin dañ leen dogale fii di nangu seen i sac di leen agressé waaw beneen bi saa su xëy nee rek ba taw dañuy am problème parce que yoon bi ndox mi day taa fii ñu ni woo ay 2 heures du matin ay 3 heures du matin ñooy solo suñu short di ngàcc guddi ak bëccëg su fekkee ne li ñuy def amul benn gain de cause
premier pas la plan A xam nañu fu ñu jaar ba def plan B plan C suñu sonn duñu sonn dañuy def pétition bu ñu jógee ci pétition ñu def marche déposé ko préfecture de Guédiawaye parce que ñu wax naan lim sax lañ bokk fi la ñuy voté fi la suñu lépp di nekk. te sonn nañ lool amatuñu wér gu yaram suñu doom yaa ngi nii mënatuñoo wér fii ay faqiira fi dëkk ay néew di doole ñoo fi dëkk dañuy xëy di dang-dangi ba suba ba ngoon te lu ñu am jëndee ci ko ordonnance kenn wératul. ñu wax ci dogalu àtte bi soxal mbiru Amath Thiou ak ki nga xam moo di Amady Badiane juróom benn fan ci weeru sulet la ñu koy mujjee joxe njiital tribunal des flagrants délits kon bu Dakar moo jël dogal bu ni mel waaye nag li ko jiitu rek procureur moom dafa sàkku ñu tëj leen ñaari ati kaso waaye juróom benn weer kese leen ciy tëdd ñu fàtt leen rek ñaari feccikat yooyu la ONG Jamra ak mouvement Nittu Dëgg ñoo leen clamé ci yoon gannaaw ba leen wane ñuy fóonante ci benn concert boo xam ne ni Wally Seck moo ko doon amal lu jëm kon ci élément bi incha allah daañu ci dellusiwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi Sénégal doon tey jii sële ba yoonu jaaykatu ñool yi léegi mënutuloo toog benn wala ñaari fan yoo déggu ñu naan ci barab sangam ay jàpp nañ fa ay doomi aadama yu jaay drogue Cheikh Sadibou Keita ne lépp rek ci jaaykatu drogue yu mag yi la bés bu yàlla sàkk ña ngay nas ay pexe ngir mën a rawale seen marchandise Cheikh Sadibou Keita ñu teewlu ko ci téléphone Abdou Khoudoss Diallo. jàpp dafay feeñal ni bari na fi doole trop bari boobu doole nag du hasard c'est parce que suñu zone bi ñi nga xam ni ñoo nekk ci cartel yi mbootaay yi nga xam ni ñoom ñooy organiser trafic international du drogue bi dañ ko jël pour changer seen ay yoon dañ ko jël pour gën a rattaxal seen liggéey parce que alal la ñuy wut jàngat nañ ko ba xam ni fii mën nañ fi jaarale lu bari ci géej gi ci asamaan ci looru suuf si nga xam ni foofu yëpp ñoom dañuy tracer seen ay yoon di fa jaarale pourquoi parce que mën na dem suñu sànnee juróom-ñett yi dina jaar wala juróom-ñaari dina jaar am na lu ñu bëgg donc su loolu amee fii Sénégal yi tamit mu dem ba mu nekk réew mi nga xam ni ci suufam fii dara dina fi jóge di dem ci suufam fii dara dina fi ñëw ñu denc ko organiser waat ko pour mu dem feneen ci suufam fii dara dina fi dugg pour mu nekk réew bi nga xam ne dafa am ay consommateur drogue yëpp donc dañuy mën a wax ni effectivement Sénégal bien que ñu ngi jàpp di dem loolu dafa wane ni ñii def ñaawte yu mel noonu jël nañ ko trop ba seen activité yu bari fii lay déroulé Sénégal dugg na ci géewu mag ñu trafic bu drogue international moom ak réew yi nga xam ni ñoo ko wër. mu doon kaddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di commissaire Cheikhna Keita collectif di kuréel gi ëmb mboolem jiital école yi nekkee ci Karang ña nga doon sargal ndongo yi jàpp ne ñoo gën a ràññee ko ci at mile lu jëm sax ci bés boobule ak solo si nga xam ne ni am na ko Sana Diédhiou mooy njiital CODEC di kuréel gi nga xam moo ëmb kon jiital école yooyu li am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro xandom. bés bi suñu bés la xale yi ñun ñoo leen jàngal ñun ñoo leen wan a honoré kon amul kenn koor ñu xaar kenn mu jógee feneen honoré suñu élèves yi nañu cotiser ku nekk dugal loxoom ci poosam ñu cotiser honoré suñu élèves yi enseignants yëpp mobilisé directeurs yi yëpp mobilisé ñu def ku nekk dugal loxoom ba ñu am bés bi bu ñu am tey nii di nuyu également la présence de lycée communal moom tamit en tant que njiit boo yor CG yi nekk fii moom tamit dugal na loxoom bu baax a baax ci bés bi di nuyu tamit CTHE waxoon naa ko ci sama discours français bi société boo xam ne bu bees la boo xam ne moom moo yor ndox bi fii mais bu mu ñëwee dafa woo CODEC bi woo maire bi mu ne ko ñun sama priorité dam koy teg ci éducation donc bëgg naa accompagner éducation donc kooku moo tax liggéey bu mu def moo tax aussi bés bi ñu pare ne ko bés bi ñu nuyu également la présidente de l'AFEC nag bëgg naa nit ñi tàccu leen bu baax a baax ndax dëgg nañu sama wax bi man ne jàngalekat yi seen bopp ñoom ñoo war a honorer élèves yi ñu jël bés bi tuddee leen ko association l'amicale des femmes enseignantes de Karang et environ ñu nangul ma bés bi élèves yi di leen ne tey yéen la mais bëgg nañu tamit ni ñu leen honorer ren war ngeen continuer war leen génne ci ligne bi ñeneen yi aussi ñu ñëw toppaat. Ligue islamique mondiale taxaw na ngir xeex ak ñàkkum gis lu ci demee ni cataracte ak yu ni mel ci askan wi le bëccëg lañ doon amal fële ci centre Elisabeth Diouf ci Diamniadio gannaaw bañ ci lëkkaloog seen i partenaire jot nañ fa opéré nag ay doomu aadama yu bari Mamadou Dieye. kuréel bii ñu duppee Ligue islamique mondiale taxawal ca centre Elisabeth ba ca Diamniadio ab bëccëg boo xamante ne nag dañu siy fàcc wala opéré sax ñu amee feebaru cataracte si lu dul fay dara. dafa am suñu benn partenaire bu ñu bëggoon jàppale surtout la population des communes de Bargny
Diamniadio Yène ak Sébikotane ñu manque centre de santé bi fii la nekk moo tax ñu dajale malade yi am cataracte ci gox yooyu indi leen Diamniadio fas yéene leen opéré. fii moom camp de cataracte la donc ñi am cataracte la ñuy opéré. ñii nga xamante ne nag ñoom ñoo jariñu ci bile programme di fësal seen mbégte ba ci sax tawféex bi nga xamante ne faj bile amee na ko. benn yoon laa demoon hôpital Xombol boobu maa ngi woon Xombol quoi dama nekkoon di liggéey benn juma après naaj bi noonu rek dama jékkee rek mel ne gisatuma da doon fulu bu baax quoi du woon leer quoi. léeg-léeg day métti di isaan léeg-léeg mu indi ndox léeg-léeg mu mel ne luy fàttu. bile kuréel nag di ligue islamique mondiale bi nga xamante ne bañ ko sosé boobaak léegi mi ngi toll si ñeent fukki at. daal di lëkkaloog ministère bu ñu dénk lu jëm ci wàllu wér gu yaram ngir nag daal di xeex wopp bii di bañ a gis. jamono bi ñu nekk nii commencé nañu di dugg ci li nga xamante ne moo di feebaru cécité mooy cataracte moom la ñu décidé di ko combattre léegi fi mu nekk dañu dugg ci benn partenariat avec des médecins sénégalais ñu financé leen pour ñu commencé di def opération yi pour le compte des sénégalais yi nga xamante ne amuñu ay moyens te opération yi dafay nekk gratuite pour ñu war a mën a dimbale nit ñi pour war a combattre maladie bi. Ligue islamique mondiale di faral di yëngu ci mbiru paix sociale ba tax nag ñu daal ne aar nen ñi nga xamante ne dañoo amee feebaru bët seeni lim sax ñu mënees koo xayma si junni ak ñaari téeméer ci ay doomu aadama fii ci Sénégal wërngal këpp ñu ne nag am na yeneen action sociale yoo xamante ne fas yéene nañ koo def ngir dugal seen loxo ci développement wu réew bi la. jërëjëf Mamadou Dieye ñu ngi lay sant di lay gërëm bu amee nag liggéey bu dox lool fan yi moo di liggéeyu pressing ñu bare léegi dañoo du mooy furkat yi wutali pressing yi ndax jàpp nañ ne kon moo gën a seet te it moo ëpp garantie ñoom bro pressing yi ne ak tàngaay wi bés bu set daañu wàccal lu mu néew lu ci tolloog fukki junni ci suñuy koppar Ndeye Anta Dieng Mami Kanté jot na cee dajeek ñenn ci ñoom ñu teewlu ko ci reportage. jafe na lool ci mbeddum Ndakaaru di dem te doo gis ab liggéeyu pressing mi ngi dox lool ci réew mi Dieynaba di ab gérante pressing bu ñu sukkandikoo ci moom liggéeyam moo ngi dox lool. waaw mi ngi dox surtout période tàngaay bi day dox bu baax. clients yi dañuy ñëw parce que yére si lay gën a tilim. par jour mën nga gagner 50 000 60 000 waaw ça dépend rek ci clients yi fay. ñu bëri di yóbbu seen yére ci pressing yi tax na ba fóotkat yi seen liggéey doxatul. liggéey bi moom doxul daa mun dox rek ndax xam nga ne dangay liggéey tey doo liggéey suba yàq nañ ko koy yàq nañ ko de ndax léegi liggéey amatul ñun ñii amatul liggéey fóot léegi moom neexul de. Abdou bu ñu sukkandikoo ci moom dafay jëfandikoo ñaar yëpp lépp moo ngi wékku ci yére yi muy fóotlu. waaw ñaari yëpp dama fay dem damay dem si fóotkat bi. damay dem si pressing en général ay jasner ay yére grand boubou yooyu moom laay yóbbu si pressing yi parce que moom mooy ñoom ñoo gën a am garantie par rapport ak ça. waa fóotkat yi dama am ay fóotkat ay samay mbokk séeréer yi ñoom tamit si yére maanaam t-shirt yi pantalon et tout ça ñoom ñoo ma koy fóotal et aussi moo gën a yomb. ñu koy gis lu bëri ci Ndakaaru butiku pressing yi moo ngi bëri doole lool ci réew mi dem bay gàllankoor fóotkat yi na xam ne seen liggéey demeetul noonu. ñeneen ñu nekk ci ay jafe-jafe ñoom ñoo di suñu mbokki cuubkat yi lee seen liggéey lañ ne bu ñu deful ndànk ci wàññi la jëm ndax frontière yi nga xam ne nii dañ leen a tëj ba mëntuñoo jotee produit yi nga xam ne nii moom la ñuy jëfandikoo ci seen wàllu liggéey yi Xoxaan Ndong jot na ci dajeek ñenn ci ñoom ñu teewlu ko ci reportage. lii di cuub doon ab liggéey boo xam ni demeetul na mu daan demee bu njëkk ñu fekk leen ca cité des eaux cuubkat yile di xam yenn jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci seen liggéey. waaw liggéey bi nag mën nañu wax ni mu daan doxee par rapport ak ni mu daan doxewul nii ren quoi parce que feebar bi tamit dafa laal lu bari ci xam nga ci domaine bépp. Covid moom dafa yàq suñu liggéey carrément. bi mu démarré ba léegi affaire dafa ralentir quoi ni mu waroon mel aussi melatul noonu quoi sérieusement waaw mais moment bi moom liggéey da doon intense doo am sax temps mais léegi moom wàññeeku na bu baax a baax. même des fois on a dañuy am ay problème espace bu mu liggéey parce que da ngay liggéey fii ba si mu ñëw ni la non fii nangam dañ ko soxla nangam ak nangam. ñu àddu it ne jumtukaay yu ñuy liggéeyee jot ci daf leen jafe lool. lu bëri bitim réew lay jugee. basin bi boo xoolee ne dafay wàcc réew Mali ñëw jaar doogu ñëw Sénégal fii xam nga ci ñu ko gën a mën a yombalal nag comme day ñëw Sénégal fii direct dina gën a mën a arranger. avoir le matière première
xam nga des fois day xaw a difficile ci ñun parce que day jóge day jaar fii dem beneen réew soog a ñëwaat fii yooyu yëpp day metti daal. cuubkat yi le nag yëkkati seeni kàddu ngir woo nguurum Sénégal ngir rek ñu jàppale leen bu baax ci seeni liggéey. mu ne jàppale jeunes yi suñu liggéey comme am na jeunes yoo xam ne vraiment bëgg nañu liggéey xam nga comme genre booy yi ñu ngi fi tey bon ñu ñoo leen di employé fii ñu ñoo leen di fay comprendre nga ñooñu tey bu ñu leen mënee di jàppale c'est très important. jafe-jafe yile nag nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel saay su nekk ci seen wàllum métier tax na ba cuubkat yile ne seen koom demeetul kon noonu jërëjëf Xoxaan Ndong ñu ngi lay sant di la gërëm ñaar gën ngaa bëri ñett ay bés moo des ci tabaski bile tabaski nag buñ ko tuddee rek xel yi dem ci xar yi waaye tamit koddaay yi ci lëba ca marché HLM façon tissu bu nekk wàcce nañ ko fa yaay Adama Diallo doxantu ju woon na fa ñu teewlu ko ci reportage. wàccaay tabaski bi marché yi daal dina yëngu lool ca marché HLM jaaykatu tissu yi di ñu xamal yan tissu ñoo gën a xew. waaw wàccaay tabaski bi ñu ngi si bu baax gisoo client yaa ngi nii jasner dox na prêt-à-porter bi tamit dox na bu baax tissu yi mujjee wàcc blocage bi si la bokk peu de fil ak palantino yooyu client yi bëgg nañ ko trop sax day tam mi ngi dox moom xam nga tàngaay bi boro day da ciy baax. bu njëkk Sénégal dañ doon bàyyi ba dernier moment ñuy doog a ñëw di buuxante di jënd di puusante yaay et cetera comme ça mais léegi boo xoolee daanaka bu ñu jënee korité rek dañuy daal di def comme ni ñuy natte nga xam ne boo tegee rek dem jënd li ngay jënd ñoo teg loolu ñoo ngi ñëw ndànk-ndànk surtout ma jamono yi ñu ngi leen di gis ndànk-ndànk ñu dugg ci marché bi kenn ku ci nekk itam fexe def bon prix pour say client mën a am li ñu bëgg. dindikat bi di xamle ginnaaw jafe-jafe koom am na ci réew mi wante solal xale yi dafa doon lu nekk wareef. caay bi moom ñu ngi ci préparatif bu tabaski moom dafa mës a metti ndax xam nga tabaski dafa laaj yëre laaj xar mi nekk nii conjoncture bi ngi nekk nii ak corona bi vraiment xaalis manqué na waaye ñu demee ak sunu xel rek ak